Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. mbokku téléspectateur Sen 24 ñu ngi leen di nuyu fa ñu leen daan nuyoo di leen jaajëfal ci safo bi ngeen safo di seetaan la Sen 24 donc comme ni ngeen ko xamee nag li nga xam ne mooy ce grand événement qui se prépare à l'horizon mu war a nekk le 12 octobre à la place du souvenir loolu nag bu ngeen ko déggee mooy la deuxième édition donc 100% Vax ñu defoon ko daaw macha allah mu amoon un taulier de succès ren nag toute l'équipe de NJ donc NJ Family donc se déplace fële ca place du souvenir pour amal ce grand événement et à chaque fois nag bu ñu waxee événement yu mag yooyu ngeen xam ni ñun sunu li nga xam ni moom la ñuy def saa su ne mooy dañ ci ànd ak ñoo xam ni ñooy sunu nit dañ ci ànd ak ñoo xam ni c'est des gens yoo xam dañuy bëgg mettre leen donc en lumière pour Sénégal njaay xam ñooy ñan kenn ngi ci ñoom ñu koy wax Fama Keita moom nag bokk ci ñi nga xam ni tey ñoom la ñu jël dara jaale leen bés bi comme on dit on les appelle donc parmi les marraines de cet événement Fama la ñu seet ci tey ñu war a waxtaan ci kan mooy Fama war a waxtaan ci li nga xam ni mooy lii nga xam ni moo waral mbaboor gi di Vax te moom it mu am lu bari lu mu ci xam ba noppi ñu war a waxtaan ci li nga xam ne aussi mooy ce grand événement ana nan la koy waajee Fama mu nuyu la bala nga nuyoog mbokku téléspectateur u Sen 24 yi. maa ngi lay ziar sëñ bi di la delloo nuyoo bi di leen sant di leen gërëm man la Fatoumata Keita ñu gën maa xam ci Fama Keita maa ngi nekk doomu Thiès juddoo ma fi mais fii laa màggee fii laa yaroo fii laa jàngee aussi lépp lu ma xam tey ci àdduna Thiès laa ko xamee donc doomu Thiès. ngay doomu Thiès di kenn ci ki nga xam ni mooy Abdou booy bu lakkale boobu moo koy nuyu de passage moom sax li ci ëpp tax na sax tey suñu ñëw fii je peux dire que maanaam ci loxoom la ko yàlla jaarale nga wax ko léegi nga ni Fama juddoo Thiès waaye Thiès nga xamee lu ci bari bu ñu xóotoon tuuti ñuy wax tuuti ci Fama mu war a présenter boppam ana lan lay wax gannaaw bi nga xam ne juddoowul Thiès te lu bari mu defee ko Thiès. merci maa ngi juddoo Kaolack. fii laa jàngee depuis 6 ans ba ma amee 6 ans maa ngi fi ba léegi jàng école dem ba classe secondaire après ma arrêté ko dugg ci infirmerie xaw a léegi rek bëgg xaalis génnaat ci infirmerie bi léegi maa ngi ci wàllum commerce instant bi ci laa nekk ci laa yëngu bu baax. loolu am na solo donc ba tey day wane ni rek ni nit ki war ngay góor wala ngay jigéen. toog warul kenn gis ngeen ni ma ko waxee ni mu ko waxee moom it mu juddoo fi nga xam ne mooy Kaolack màggee Thiès nee na dem ba ci yàgg dugg ci li nga xam ne mooy wàllu santé jóge fa mi ngi waat léegi ci commerce bi waaye ñu wax ma lenn ci yow dañ ma ko dee ne ma Fama ku bëgg xaritu yaayam la xaritu papaam la loolu nga ñu ci wax. gaa samay xarit lañ mën naa ne awma lu leen ëpp awma lu leen sut ñoom samay xarit lañ sama yaay muy sama papa famille bi yëpp sax laay wax mën naa ni tey gi su ma jugee de man ñu ne Fama moo jug ci kër gi ñëppay jug taxaw ànd ak moom kii nga xam ne moom nga wax ni moom moo ma booleeg yéen muy Abdourahmane moom am na lu mu ci xam parce que xaw ma sax nan laa ko mën a décrire yàlla daal moo ko def ci man loolu peut-être mayu yàlla la rek. am na solo nekk sa xaritu papa wala sa xaritu yaay loolu ngëneel la donc dama koy digal képp kuy doom mu am beneen affaire tamit buñ ma dee mooy Fama comme ni ko xale di waxee ciment la benn yoon lay tooy bu jàppee du bàyyi ndax sa relation yaak Abdou je peux dire du tey te booba tey amul dara lu ñaaw loolu ay jikko yu Fama di prôné la ci moom wala wax ñu xam. waaw Abdou ba ma koy xam loolu yàgg na trop donc comme li nga wax rek. ciment moom bu xasee ba tooy benn yoon lay jàpp naa ko depuis ñu nekk xale mu nekk xale bu baax aussi moom tamit
mënoon naa xool ñëpp mais mu ne Fama daal la mën a tànn ci bés bi ma kontaan loolu trop di ko ci remercier de passage aussi ndax man mu ñàkk solo mii mu war maa tuddee ab bésam loolu sant yàlla la quoi. ba tey loolu sant yàlla la comme ni nga ko waxee donc je rappelle ba tey ñi ngi ki nga xam ni mooy Fama Keita parmi les marraines de cet événement bi nag ma waxaat ko mu war a nekk le 12 octobre deuxième édition 100% Vax la fële ca place du souvenir à Dakar donc ñu seet si ki nga xam ni mooy Fama mu wax ko léegi gis ngeen fi mu jaar gis ngeen tamit jikko yi nga xam ne yor na ko mooy nit la ku reconnaissant nit la koo xam ne bu jàppee du bàyyi. Fama toogul Fama day yëngu wax na ko léegi ne mi ngi ci li nga xam ni mooy commerce bi ñu gis ni jamono ji tey jigéen ñu bari dañuy toog peut-être li ci ëpp di xaar li nga xam ne mooy seen borom kër yi gàddu lu ci ëpp te jamono neexatul yow t'as choisi di yëngu en même temps tey lan ngay wax sa mbokku jigéen yi nga xam ni ñi ngi am xel ñaar que ni lépp ni waajee ko war a def. waaw muy góor muy jigéen jàpp naa ne doomu aadama bu nekk war na am ci loo xamante ne ci moom lay yëngu parce que góor ñi aussi bëgg nañ mais mënuñu lépp yow yaa war a jàppale sa borom kër keneen ak keneen noonu donc maa ngi ñaax sama moromu jigéen ñëpp ku ci nekk même su fekkee da ngay daaj sa table di def leen ak lu mu mën a doon daal na nga am ci loo jàpp parce que tamit àdduna bi léegi neexatul. loolu am na solo Fama ba tey ma for ci wewu nag xam nga balaa may ñëw man damay fortaatu ku ci nekk di ma dee. Sénégal Market loolu lan la ak lan nga ñu ci mën a wax. waaw Sénégal Market benn association la boo xamante ni fondatrice bi maa ngi koy saluer de passage Sylvia Guarnati sama belle-sœur la moom mi ngi nekk ba Italie bëgg lépp li nga xam ne moom la sénégalais di def mu di ko yóbbu foofu noonu pour que doomu sénégalais bu fa mënti nekk bu mu sentir ne moom mi ngi bitim réew nay sentir toujours ne moom mi ngi Sénégal parce que lépp li nga xamante ne nit soxla na ko te mu nekk fii loo xamante ne Sénégal lañ koy liggéey ñun dañ koy jéem a yóbbu foofu noonu di ko kii ñu ngi def tamit ay œuvre de bienfaisance yoo xamante ni lu ñu liggéey dinañ am loo xamante ni moom la ñuy jël de côté pour taalibe yi jàppale ci néew di doole yi di dem ci dëkk yi nga xamante ni amuñu ndox ñu jéem leen a wutal ndox et tout donc Sénégal Market daal ñu ngi ci lépp quoi bàyyiwuñu dara lépp luy mbirum yére sénégalais vax et tout surtout vax sax dañ ciy liggéey bu baax a baax te noonu la fa doxee te yaakaar naa ne nu tubaab bi def ba bëgg vax ñun waa Sénégal kon waruñu cee des ginnaaw. La transition est bien faite comme on dit souvent gis ngeen ni mu ko waxee Sénégal Market nekk aussi loo xam ni maanaam lu ñu taxawal la pour ñi nga xam ni ñoo nekk bitim réew bañ a sentir ni ñoom génn nañ fi nga xam ni mooy Sénégal lépp loo xam ni dañ ko doon am fii di ko dund fii ñu am ko foofu ñu nekk waaye fi mu daanalee mooy coow li fi mu daanalee mooy mbaboor gi fi mu daanalee mooy bés bi muy le 12 octobre di 100% vax mu wax ko léegi ne dem nañ léegi ba tubaab yi dañoo jël li nga xam ni mooy vax gënaat ko jox cër pourquoi pas fi nga xam ni mooy Sénégal Fama nga wax léegi ci vax 100% vax deuxième édition tey boo ñuy dolliwaat tuuti ci vax ana lan lay doon ana nan nga ko gisee jamono ji. waaw vax toll na fu mu nekk nii foo xamante ni yaakaar na ne benn doomu aadama waru mën a amati complexe di ko sol parce que war nañ koo mën a valoriser suñu alal la ñoo ko moom nan ko valoriser gis naa ne taxawaay bi ngeen ci taxaw ni lu rafet la di leen ñaax rek mu bañ a yem fii na gën a law ba faw à travers tout le monde daal. Est-ce qu'il ne faudrait pas avec Sénégal Market bu fekkee am na ay modèles yoo xam ne macha allah génn na ci bés ba est-ce que tey ñi nga xam ne ñooy waa Sénégal Market pare nañu pour maanaam jël ci modèle yooyu pour mu mën a àgg fa nga xam ni mooy foofee ca bitim réew. bien sûr loolu ñu ngi ci doon waxtaan démb rek non astafurlah sànq rek ñu ngi ci doon waxtaan man ak Sylvia pour que ni bu ñu demee foofu modèle yu ñu fa gis loo xamante ne en vax la ñu fexe ñun tamit nu ñu ko récupérer pour mën ko yóbbu. di ci jaay tamit yaakaar naa ni loolu daal suñu ko defee dinañ leen jàppale dinañ jàppale suñu bopp aussi. donc tepp moo gën yuréet comme ni ko Olof Njaay di waxee
te petit à petit l'oiseau fait son nid donc ba tey muy li nga xam ni mooy les retombées wala je peux dire tey vax dayo bi mu am ci àdduna bi donc pourquoi pas nous les Sénégalais ñu jëlaat li nga xam ni mooy vax ñu gënaat ko jox cër wax na ko léegi ay jamono complexe la woon pour nga yóbbu ko ay cérémonie waaye léegi gis nañ ni li nga xam ni moom la ci tailleur yi di ñaw gis nañ ni li nga xam ni moom la ci xale jigéen yi di sol macha allah góor ak jigéen ku ci nekk mën cee gis boppam 100% Vax deuxième édition à la place du souvenir Fama Keita marraine ana nan lay waaje bés boobu. ah waaju ma ko ndànk sax maa ngi koy waaj bu baax a baax di ñaan yàlla nañu ci yóbbu ak jàmm rek keroog le 12 incha allahu rabbi. Le 12 octobre deuxième édition 100% Vax à la place du souvenir à la grande salle Fama Keita marraine ci bés bi ana nan lay waaje li nga xam ni mooy le 12 boobu. waaw waaju ñu ko ndànk nag ñu ngi koy waaj bu baax surtout samay mbokk sax parce que ku dégg ne Fama marraine nañ ko rek ku ci nekk yaa ngi may woo ñii ñi ngi jéem di def ay statut ñi di def ay vidéo ku ci nekk yaa ngi xool noo ma mën a jàppalee rek pour ñu mën a àgg ci bés ba incha allah. mu nekk aussi beneen mbir bu ma bëgg nga àddul ma ci Fama mu nekk benn événement bu mag comme ni nga ko waxee sànq ni Vax amee maanaam dayoo ci àdduna bi des jeunes thiessois am audace gis ni Vax di demee ci àdduna bi pourquoi pas sénégalais yi duñ ci bokk jël li nga xam ni mooy manifestation bu mel noonu def ko Thiès première édition deuxième édition ñu yóbbu ko fi nga xam ni mooy Ndakaaru bokk ci je peux dire la porte de l'Afrique noonu loolu lan nga ko gisee nan nga ko gisee. am ci contentement rek parce que suñu alal la comme ni ma ko waxee woon sànq rek ñoo ko moom donc bu fekkee ne ñun dem nañ ba amatuñu complexe bi dem nañ ba nga xamante ni jël nañu Vax def ko suñu kii def ko suñu moomeel donc yaakaar naa ne kuñ ci fekk tamit daf ñuy naw ndax Vax jàpp naa ne dara dàq ko instant bi ñu ngi ciy ñaw lu rafet tailleur yaa ngi ciy def lu macha allah donc mën nga dem cérémonie bu ne nga taxaw ak sa Vax te du tere da ngay nekk au top macha allah kontaan naa tamit ci seen dévouement parce que gëm sa bopp mënta weesu lii mënoon ngeen ni kat doomu Thiès nañ ko yemale Thiès mais da ngeen ni bi yoon da ngeen di déplacé wu dem ba Dakar jël seen place bu mag war ko fa mën a defee donc maa ngi leen di ñaanal daal suñu borom yokk kàttan gi ak mën-mën bi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ana ñeen nga cay woo ci bés boobu. waaw maa ngi ci woo ñëpp bàyyuma kenn premièrement maa ngi ci woo sama belle-sœur bi Sylvia ki nga xamante ni tey moom mooy fondatrice su Sénégal Market tey lépp moom la lii lépp ça lui revient de toi donc moom laa ci njëkk a woo di ci woo doomu Thiès ñëpp suñu waa kër bàyyiwuma kenn ku lim da ngay juum donc du coup maa ngi woo sama xarit bi sama am ni jaam yi ñëpp bàyyiwuma kenn képp gis li xamal ni mooy sa woote. Fama ñu gërëm la. waaw kontaan naa maa ngi leen di gërëm yéen tamit bu baax. mbokk yi yéen a ko gisandoo mu nekkoon ki nga xam ni donc mooy Fama Keita parmi les marraines de ce grand événement mu war a nekk le 12 octobre à la place du souvenir fa nga xam ni je peux dire tey foofee ca Ndakaaru mooy la porte de l'Afrique donc pour li nga xam ni magnifier li nga xam ni mooy Vax je peux dire que donc la première édition mu nekkoon benn taulier de succès ici à Thiès que tout le monde en parlait nous nous sommes dit pourquoi pas maintenant donc fidéliser tous les Sénégalais sur ça et looloo tax nag ñu déplacer li nga xam ni mooy ce grand événement foofee à la capitale donc pour ñëpp ñi nga xam ni dañuy sentir li nga xam ni mooy mode ñëpp ñi nga xam ni dañuy sentir mode africaine ñëpp ñi nga xam ni dañuy sentir la mode sénégalaise pour ñu mën cee gis seen bopp loolee nag moo waraloon ñu ñëw seet si ki nga xam ni mooy Fama bokk ci ñi nga xam ni ñoom la ñu dara jaaleel bés bi donc mu wax ñu li nga xam ni mooy impression am ci maanaam bés boobu ñu jëm donc mbokk yi rendez-vous est donné donc le 12 octobre à la place du souvenir à partir de 20h je rappelle l'entrée fixée à 3000 et VIP 5000 donc ku yéex ku ne je peux dire doo am place donc Thiessois ngay ak foo mënti nekk ngay sénégalais jàppal ni mbir mi
sa yëf la ndax nag ku wàlyaan ku ne dafa fekk sa dëkk tëggul te ñun nag dañoo buub ñëpp ñi nga xam ne dañuy dund mode ñëpp ñi nga xam ne dañuy dund vax yóbbu leen à la place du souvenir donc di gërëm mbokk yëpp ci safo bi ngeen safoo di seetaan donc la Sen 24 TV di gërëm Abdou bu baax moom mi nga xam ni moom la li yëpp ci loxoom la jaar di gërëm donc le grand donc PDG monsieur NJ je peux dire NJ bu mari donc ak ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ba mu yemb di leen jox dig daje rek donc le 12 octobre à la place du souvenir à partir de 20h merci beaucoup. Jungle.